Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. nuyu nañ leen di dellusiwaat ak yéen seen émission Actu 24 di émission bi nga xamante ne mooy dajale lépp loo xam ne actualité te gën a fës ci ay bés bi ñu génn ñu fas yéene leen ko faram-fàccee comme ni ma ko baaxoo di defal ay bés bu nekk àllarba bu nekk plus précisément dama ci ànd ak Aliou Top moom taskatu xibaar la waaye tamit di xeltukat ñu jàngat li nga xam ne mooy information ñu teg ci taal bi Aliou ma bàyyi la nga nuyu ak ñu ñuy suivre. jërëjëf Moustapha di nuyu képp ku nga xamante ni fi mu toll nii yaa ngi ñuy bàyyi xel. ci jotaay bi nga xamante ni moom la ñu amal bés bu ay bu ne ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo gën a fës ci actualité bi ma bàyyi la kàddu gi rek ñu déglu laaj ci ndax ñu mën a joxe ñu nit suñu point de vue ci laaj yooyu. dañ koy dooree ak li nga xam ne mooy xew actuellement ni sax fële ca place de la nation. di sitting boo xamante ne ay acteurs culturels ñoo ko amal ñoom dañu jaakaar ne war nañ leen mën a bàyyi ñu yëngu-yëngal. ci jamonoy mbas mi ñu wut nuñ leen di accompagner ba ñu mën a am seen activité ndax ay pères de famille lañ ñu ngi dund ay jamono yu metti mais mu am ñaari question yu ma la ci posé d'abord marche bi dañ ko autorisé wuñu koon sitting bi ñu gis ne bàyyi nañ leen ñu marche kenn inquiété wu leen beneen mbir tamit niñ ko tenir ci période boo xamante ne mbas maa ngi fii ban jàngat nga am ci yooyu yëpp. alors jàngat yi mën naa bëri te wuute parce que xam nga am réew moom bu ñu fi tere benn mbir boo nekkee surtout porteur de voix comme ñoom niñ ko doonee xam na ñu bëri dañuy roy ci ñoom alors suñu leen tere benn sitting wala benn mbir parce que fi ñu toll rassemblement dañ koy bañ te kenn mënu la wax artiste ak ñoom la ñuy def te du am rassemblement mu jàpp ne en tant que porteur de voix dañu waroon joxe un bon exemple comme dañ leen ko tere ñu wax ne tere nañ leen ko mais ñu wut yeneen voix yu nga xamante ni dinañ mën a tax nit ñi dégg leen te jàpp naa ne sax nit ñi dégg nañ leen avant bien même ñoom ñuy def seen sitting mu tey bi ndax def nañu ay communiqué def nañu ay sorties médiatiques ba ku nekk ci réew mi xam nga ni ñoom am na lu leen métti te di leen métti mooy li nga xamante ni dakkal nañ ko seen i activité mais dañuy wax ne moment yi gën a difficile moom mooy déterminer nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a responsable alors ma jàpp que ni donte ay artistes lañu dañu war a def yi activité nanguwuma naam ñu tere leen seen yenn activités yi nga xamante ni da leen di permettre ñoom ñu dundal yeneen i njaboot ak et cetera bien que ni war nañu mën a xool naka la ñuy def parce que bu ñu fàtte ne président de la république moom moo fi toog wax ne il faut apprendre à vivre avec le virus. Bon ba sax gars yi doon ko tooñ na que il faut apprendre à vivre en présence du virus maintenant bu loolu yëpp amee yow nga nekk artiste nekk porteur de voix ñu nekk au 21e siècle je pense que moyens yi bëri na pour que yow tamit ngay mën a bëggal say fans moyen naa aussi nga ci am ay revenus parce que léegi nouvelle technologie bi permettre nañu ñu mën a def lu bëri te sax déjà ñoom suñu bëri expérimenté nañ ko parce que kenn ku si nekk si ñoom boo defee sa clip yaa ngi koy dugal ci sa chaîne YouTube yaa ngi def ay live et cetera gars yi di la flow alors je pense que ni Youssou Ndour aussi joxe na benn exemple di def fii tey di def ay live yi nga xamante ni da koy permettre gars yi interagir ak ses fans mu ngi leen di bégal mais derrière également am na benn business plan bu nga xamante ni teg na ko ba permettre na ko muy am ay revenus ma jàpp ne ñoom it dañu war a suivre ci exemple boobu mu bañ a rek jàpp ne boîte de nuit wala soirée wala yu mel noonu moom si la ñu war a amee xaalis d'ailleurs bu activités yi di am sax ñoom très souvent bu ñu defee seen soirée yooyu dañuy wax que ne dañ ci perte parce que li ñu loué salle bi li ñu dépensé nangam sangam donc su activité yooyu amule je pense que ni fan si ñoom ñoo waroon dem di ko laaj en tout cas li ñu mën a jàpp si rassemblement tey bi ci d'abord ci tere bi ñoom ñu def ko mooy que ni wàccoo nañ ak seen cër bi nga xamante ni moom la ñu bëri doon leen xaar tax parce que ñoom ñooy les porteurs de voix waroon joxe exemple yu baax yi beneen bi mooy ñoom bokk nañ si ñu gën a fës wala si ñu gën a wax sensibiliser nit ñi
ci li nga xamante ni moom mooy feebaru coronavirus. amul benn artiste Sénégal tey boo nga xamante ni di nga ko xool tey deful benn son di sensibiliser nit ñi. toog leen seen kër boo gisee kuy sëqat defal lii donc comme ñoom waaw sol leen masque yi et cetera donc comme ñoom ñooy dem bay wax loolu noonu ba ñu bëri jàppoon na ñii kat message bi ñu leen di transmettre mooy le bon message tey ñoom bu ñu wëlbatikoo di wax leneen wala di def leneen day mel ni dañuy weddi seen bopp ca la ñu nekkoon. te aussi lu mu gàtt état bi jël na ab enveloppe jox leen ko te am na secteur yu nga xamante ni ñoom ñoo leen gën a faible. mais enveloppe boobu matul woon dara parce que koo xam ne dafay gagner ay millions par mois nga jox ko 110 000 francs. oui nangu nañu mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy gagner million ci ñoom ñooñee mën nañ leen compter te amaana sax boo xoolee si ndaje ma ñoom ñëwuñu fa. donc mën nañu jàpp que comme maa ngi gis sax benn artiste ci benn interview muy wax moom ténor yi gisu leen ñi mu gis mooy ñi nga xam ne tekkiwuñu dara moom noonu la ko waxee exactement man sax ba ma naan non mu ngi def ay erreur bon bu mu jàpp ne ñoom tekkiwuñu dara bu fekkee ne loolu lay wax donc day sofantal bu baax ñoom li ñu nekk di def mais li ci am daal ba des mooy porteur de voix boo ko doonee nekk ci am réew da nga war a joxe un bon exemple bu ñu la tere benn mbir nga xam ne réew mi yow ak ñëpp ko bokk donc loolu da nga ko war a mën a bàyyi ndax bu ëllëgee soo yëkkatee sa baat nit ñi xam ne kat. ba ñu la tere mais bu ñëwee tamit ci cause yi. principale cause yi lan moo est-ce que war nañ leen mën a bàyyi ñu tëggaat seen ay soirée ci période mbas mi ñu nekk. mais bien sûr pour man. mbas mi ak situation bi nu mu nekkee Sénégal xam nga bu yàggul rek gis nañu ministre bi génn que ne situation bi maîtriser nañ ko. situation bi maîtriser nañ ko ça veut dire donc parallèlement mën nañu teg ay stratégies yu nga xamante ni nit ñi dinañ mën a def seen activité tranquillement te kenn du ci loro je pense que ni soirée ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay dem di béggee ak seeni fans yooyu di leen béggal ils sont assez responsables et matures xam nañu lan la ñu war a mën a def ba nga xamante ni mooy. feebar moom amul kenn ko nga xamante ni bëgg na ko def ci àdduna bi et que boo demee bay jógee sa kër di dem di soirée ñëwaat xam nga naka ngay def ba nga xamante ni di nga moytu li nga lay jox feebar boobu te ñi nga xamante ni ñoom aussi ñooy tëgg soirée yi xam nañ bu baax nan la ñuy def donc dañu leen di tegal benn protocole sanitaire bu nga xamante ni yooyu ku ko wàccool ñu autoriser la nga def sa soirée def ko ci anam yooyu noonu ba nga xamante ni benn ngaañ du ci am moo gën ñuy arrêté seen i activité am ay famille yu nga xamante ni ci loolu la ñu yaakaar parce que xam nga Sénégal ni ñuy dundee boo fi toogee benn mois wala benn semaine bu nga xamante dafa benn activité so waaye la nga jencoon yëpp day dem te bu demee bu boobaa doo xam ci lan ngay dundee doo am ci la loo yaakaar je pense que ni war nañ ko mën a encadrer te économiquement aussi nekk lu nga xamante ni arrangé na réew mi parce que ay secteurs yu bëri ñoom ñoo ci nërmelu du artiste bi rek parce que artiste bi mooy ki nga xamante ni moom mooy ku mujj mais avant artiste bi chaîne bi nga xamante ni moom lay jaay waaw ay chef d'entreprise lañu am ay employés et cetera ak leneen lu ci làqu je pense que ni daal war nañu mën a xoolaat situation ba nga xamante ni ñoom dinañ wéy di defal seen activité sans aussi ñu gën a lawal aussi ñu participer ci propagation virus bi di coronavirus kon su ma ko résumé loolu rek nañ leen tegal protocole sanitaire boo xamante ne képp ku bëgg a tëgg di nga fexe noo sàlloo ak moom su ko defee ñu bàyyi la nga tëgg xam naa peut-être autorité nañ la dégg parce que artistes yi loolu la ñuy ñaxtu jamono ji ba ñu nga fële ci place de la nation mais dañuy dugg ci beneen point waxtaan bi mi mbirum politique lay doon jamono ji ñuy wax ak yow nii tamit tey mu mel ni journée bëri activité la Khalifa Sall mi ngi ci siège u Frapp France Dégage di fa daje ak Guy Marius Sagna ñu bëri di poser ay questions Khalifa Sall lan moo waral muy multiplier ay rencontres am ak leader politique yi d'abord lan la mën a gagner ci giseem ak Guy Marius Sagna alors man jàpp naa ne daje Khalifa Sall ak Guy Marius Sagna mënu ko jural lu dara lu bëri ci côté politique quant à rencontrer yeneen leader politique yi loolu moom mën na tax mu di ko benn bu ñuy définir Guy Marius Sagna dañ koy définir comme activiste xamante ni ci identité am day wax ne moom féetewul fenn ci politique mais ci fësal ak doxilinam ñun ñëpp xam nañu ne si Sonko la fare donc gisuma ni am na pertinence si Khalifa Sall rencontré Sonko après ñëwaat rencontré ki nga xamante ni moom moo di Guy Marius Sagna ma wax la benn affaire booy téye tant que Ousmane Sonko moo ngi fi di def politique Guy Marius Sagna moom rek lay àndal donc am Guy Marius fan nga teg loolu.
parce que xam nga parfois booy def de définition bi wala àndu politique wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógee ci région sud bi du am pratiquement gars yi dañ la koy xawal bañal mais loolu moom mooy li nekk dëgg c'est-à-dire dañuy ànd parce que ñoom ñoo bokk fa ñu jógee yenn saa yi sénégalais bi noonu lay xaw a di dundee saalum bi day faral bu dee mbokku saalum moom dafay nekk ci benn mbir da koy faral di lii rawatina nag sama mbokk yooyu nga xam ne ñoom ñoo féetee ci sud bi parce que ànd yi nga xamante ni gis nañ ñoom ñu àndee ko am na ànd yu nga xamante ni xam nañu ne teguwul ci benn objectivité bu ci mel ni Atepa ak Ousmane Sonko bu ci mel ni Guy Marius Sagna également ak Ousmane Sonko et cetera parce que ñoom ñoo bokk fa nga xamante ni fa la ñuy jógee donc dañu war a ànd te li ma lay wax nii ba keroog bufta gi di wal tànk Ousmane Sonko moom mu ngi nekk di def politique Guy Marius Sagna si ginnaawam rek lay doon ñenn ñi dinañu wax oui c'est normal parce que ñoo bokk yenn combat yi boo leen di gis si expression yi si combat yenn yi nga xamante ni ñu ngi koy porter parce que kenn ku si nekk da nga ne askan wi moom moo la fi nekkal alors loolu nag mënuñu xam dëgg-dëgg li ñuy wax ndax moom day niroog seen i jëf tant que ñoom nekkuñu si di commander alors jour bu ñoom ñuy ñëwee ci commandement bi si la ñuy xam ndax seen i wax yi nii waroon na ak seen jëf yi waroon na ak seen i wax yi li ci mënti am mooy Guy Marius Sagna également porté na combat yu bëri ngir askan wi quand même xeex na pour Sénégal ak fu mu mënti nekk moo xam lu mu mënti doon initiative bu ne jël na ko mais jusque là aussi nañu nangu que ni amul benn combat bu nga xamante ni aussi réussir na ko ci combat yi mu mën a yëpp moo xam France dégage la ba léegi France tey la fi gën a nekk moo xam non au franc CFA. non mais foofu est-ce que tamit du généraliser woo parce que Guy Marius Sagna bëri na ay ñoo xamante ni mi ngi leen di xeexal pour ñu jot seen. mais ñu intégrer leen bëri na ay xeex yu muy mënee daal bëri na xeex yu muy mënee mais dama la bëgg a wax ne xeex yooyu muy mën a yëpp. amul benn bu nga xamante ni mën nañ ci teg suñu loxo que ni bii Guy Marius Sagna moo porté combat bi ba mu réussir alors finalement dafa multiplier combat yi ba combat bu mu ci engagé sax finalement da koy décrédibiliser donc loolu aussi lu mat a moytu la boo nekkee activiste da ngay am benn objectif nga dem ba mu jeex nga jógee ci boobu lii nga dem defaat beneen combat mais bu dee lu ñu ne rek nga ñëw dugg ca bu yàggee da ngay dem ba li ngay dugg sax nit ñi dañ koy sofantel donc loolu aussi lu mat a bàyyi xel la et que genre nit yu mel noonu activiste yooyu noonu man su doon damay def politique du ñu nga xamante ni dama leen di faral di gis wala di leen rencontrer parce que suba ci politique da ngeen di toll benn moment bu nga xamante ni da ngeen di woroo Macky Sall dal na ko fi moom ak waa Y'en a marre généralement gars yi dañ koy vaar ci yenn discours wala yenn waxtaan yi nga xamante ni da ko doon def te xam nga ne aussi nit mënoo ñëw ci siège am ngeen di waxtaan te doo wax lu à peu près lu xaw a méngoo ak moom la mu gëm wala gis-gisam te fekk ne benn yenn saa yi du bokk ci yow yenn saa yi say principe mais politiciens yi pour ñu mën la am saa su ne da leen koy jaaral parce que heure bi moment bi ak contexte beeg yooyu day tax ñu jël discours yooyu te discours yooyu mën na leen dab ëllëg ci politique donc lu mat a bàyyi xel la pour man daal rencontré woon Ousmane Sonko bàyyi Guy Marius Sagna moom moo gënoon baax bon bu dee nag ci beneen côté bi la parce que fan yii yëpp gis nañu ne waa FRAPP France dégage ñoom ñu ngi rencontré ay leaders politiques yu bëri bu dee ci principe boobu la ñu invité ko pour échanger ak moom ci ñoom seen yenn projet ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kujje gi ak lu ñu bëgg a dëdmal ak ay xeex nangu na mu ñëw rencontré leen wax leen ci xalaatam mais bu dee ay démarches personnelles am la je pense que ni waroon na wuti beneen sawo bu mu aw bu mu egg boobu. ñu am yaakaar ne du démarche personnelle parce que bu doon démarche personnelle xam nga amaana duñ ko fësal ba ñëpp di si jot. ñu dugg ci troisième point débat bi mooy mbirum tuddee tur yi nga xamante ne mu ngi jur coow fële ca Ndar nga xam ne Mansour Faye dafa jël mbedd mi nga xam ne dañ ko tuddee woon général de Gaulle mu daf koy tuddee turu Macky Sall. am ñoo xam ne ñu bëri nag d'accorduñ ci ba journaliste Adama Gaye mi ngi ñaxtu waa Ndar ñu bëri tey jii ñoo ngi ko doon suivre benn micro trottoir bu ñu leen defal ñu ne ñoom ànduñ ci même su fekkente ci wet gi am na ñeneen ñu si ànd mais mën nañ jàpp ne daal ñii ñaxtu moo ëpp ñi nga xamante ne ñaxtuwuñu d'abord loolu noo koy jàngatee jël tur bëgg ko tuddee président Macky Sall te Macky Sall dëkkul Ndar. de toute façon bala ñu wax dëkkul Ndar wala dëkk na Ndar de toute façon képp ku ñu ko mënta tuddee nga nekk doomu Sénégal moo xam nga def fi wala ñàkk fi def moo gën général de Gaulle
donc tur bu ñu ko mënti jox maintenant lii question bi kay mooy ndax amul ñeneen ñu ko gën a mérité que Macky Sall foofee ca Ndar parce que Ndar kat xam nañu ne dëkk la bu nga xamante ni ci taarixu Sénégal bëri na ñu nga xamante ni marqué nañu ko fa dem si yàlla Alioune Badara Diagne Golbert yàggul dara bi mu fi jógee nekk monument bu nga xamante ni la mu def ca Ndar néew na nga gis aussi doomu Ndar bu nga xamante ni xeex na ngir réewam ngir goxam ngir askanam ngir dëkkam lu toll na la mu xeex ma jàpp ne kooku tuddee ko fa école wala lu mu tur bu ne war na ko fa mën a mérité moo ëpp mérite téeméer junni yoon nga jël benn tur bu nga xamante ni dañ ko tuddee woon ku mel ni général de Gaulle nga xamante ni histoire Sénégal également marqué na ko lu bëri donc jàpp naa ne kooku boo ko fay dëkkati di jël beneen tur di ko fa remplacer da ngay jël beneen tur bu nga xamante ni ci taarix ci dayo ci histoire wala ci féete surtout ci dëkk bu nga xamante ni Ndar la moom it waa Ndar mën ci gis seen bopp mën a xam ne kat mbedd mii ñuy jaar ñu tuddee ko diw kii moom ku ñu marqué la mais nit bu nga xamante ni cosaanoo woo fa dafa fa lu dul takk fa jabar ñu jël ab mbedd tuddee la ko et que président bu nga xamante ni dafa nekk en exercice aussi jàpp naa ne Macky Sall yooyu bu ñu ko doon def bu ñu ko bëggoon bu ko nit ñi amoon yéene def ko sax moom it mu waroon a mën a sax wax ne bañ ko ba mu jógee fi ba nga xamante ni ñëpp ne nañ lépp gongo boobaa leneen duñ ko fi mënti tuddee ak fu ñu ko mënti tuddee ñu xam ne loolu dañ ko tuddee ndax ancien président la moo xamante ni peut-être liggéey na ci réew mi lu mën a tax ñu jox ko tur yooyu mais fi mu toll nii boo gisee ñi nga xamante ni ñoo farek moom li ñu nekk di def dañuy dem sax bay bëgg di wax daanaka boo koy xool dafa mel ni Sénégal moomeelu Macky Sall la te république la ñu nekkuñu si dëkk bu nga xamante ni vraiment dictature la wala moomeelu Macky Sall la ak waa këram donc am na yenn yoo xamante ni lu ñu war a xool la te ñu xam ne dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñu respecté également ñi nga xamante ni dëkk bu ne yàlla moom moo def ñoo fa dëkk te marqué seen dëkk yooyu tur yi nga xamante ni moom la ñu war a jël di leen ko tuddee day war a fekk tur yooyu noonu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk ba saa suñu fa jaaree laajte ñu wax leen kii la ñu mën a sax joxoñ ay nit ñu nga xamante ni ñoom ñoo bokk ak ki nga xamante ni moom la ñu tuddee yoon yooyu. ñu fàttali ne rek du Macky Sall kese la tuddee benn avenue am na yeneen yoo xamante ni dafay changer tur yi. si procédure boobu la nekk Cheikh Bamba Dièye am na benn bu mu ko fa bëggoon a tuddee sax waaye dafa bañ parce que dafa jël benn tur boo xam ne tur ku dëkk ci la dama fàtte tur bi. ba ko dindi dafa tur Cheikh Bamba Dièye mënoon du ko nangu. naturellement waaw parce que loo jëlee ko am ci dëkk bi la dëkk nga di ko dindi di fa def sama tur. bu doon beneen tur la sax mu mën koo nangu moom noonu la bañee ñu changer mbedd boobu. waaye bu Macky Sall daal moo posé problème parce que dañoo ne Macky Sall lu ko booleex moom am na sax ñu dem bay sabote la ñu ne Mansour Faye mënoon na seet loo xam ne moo ko moom mu tuddee ko président Macky Sall donte Macky Sall waaw ñëpp ñoo ko bokk. mais dafa am yoo xam ne aussi tamit dañuy jàpp ne daal du loo xamante mais mu mel ni dafa mel ni xewte ak nguuru Macky Sall parce que Aliou Sall tuddee na ko école Guédiawaye même si bien vrai que am na école yu bëri tuddee na fa école tamit Chérif Macky Sall tuddee na école tamit Serigne Mansour Sy école yu bëri mu tuddee waat leen ay tur daal di ñamba Sall si biir Macky Sall donc mu mel ni kon loo xamee daal dañ ko commencé xewal la waaw xam nga mooy stratégie bi nga xamante ni mën nañu jël turu Macky Sall te ko te daanaka du joxe yenn ampleur yi mais jëloon rek tey benn rue tuddee ko rek Macky Sall xam nga mën na am problème yu bëri mais boo jëlee ay sëriñ c'est-à-dire loolu dañuy wut ay prox ndoll yu nga xamante ni moom moo leen di permettre ñu justifier lu tax ñu tuddee Macky Sall tur yooyu jàpp naa ne mën na am mérite ñu tuddee ko lu ne ci réew mi mais moment bi nga xamante ni mu ngi nekk au pouvoir quand même moom si boppam war na wax ay ñoñam ne leen yenn yi du ma servir mais da koy desservir mais yooyu buñ ko waree defal mu war leen wax na leen man li may xaar si ñoom parce que ñoom dañ leen jox leen suñu lépp na leen liggéey leen li koy nga xamante ni moom mooy seen gëdd wala moom lañ ñu war a wan ñun sénégalais yi mooy liggéeyal ñu lu nga xamante ni dinañu teg suñu bët moom moo gën ay mbedd ki ay école ak yeneen yu nga xamante ni dañ koy tuddee bu ñu tuddee Macky Sall école boobu ña fay jàngee ñoom ñooy gën a intelligent à la limite ñu d'accord bu doon dañu tuddee Macky Sall benn mbedd mu nga xamante ni moom moo gën a rafet aussi à la limite mais loolu yëpp
buñ ko bëggee ñoom nañ ñu liggéeyal ci li nga xamante ni moom lañ leen jox tey moom moo gën vraiment ñu nekk di ñu tuddalee Macky Sall ay mbir léegi nag ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw suba ak ginnaaw Macky Sall mu ñu gisee ne waa ji kat li mu liggéeyal république bi jaar yoon gu nga xamante ni mérité na ñu am yenn tur yi. waaw alors sànq si biir waxtaan rek ñu ngi koy wax li nga xamante ni moom mooy aéroport Blaise Diagne. mais bi nit ñi di proposer pour ñu tuddee ko Abdoulaye Wade nekkul Macky Sall moom moo ko xalaatoon. mais sénégalais yëpp ñoo doon wax ne li mu fi def xalaat bi mu amoon ak vision bi nga xamante ni amoon na ko ci AIBD. ba teg ko fa ba tuddee woon ko ba Blaise Diagne. donc yàlla woon na tur woowee ba demoon sax ñu bëgg ko changer tur ko moom mu lànk ne comme joxe na tur bi ba pare ñu bëggatul ko jël dafay mel ni donc dafay may bopp roccu làmmeñ alors ma jàpp ne gor yëpp it noonu la ñu war a doxee parce que joxe bopp ba pare roccu làmmeñ moom amul benn njëriñ mais bu dee da nga bëgg tur wala yu mel noonu da nga koy liggéey ba nga xamante ni bu subaa nit ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw ñoom dinañ ñu la ko jox mu nekk lu nga xamante ni lu naturel la. lu ñëpp di adhéré mais tur bu nga xamante ni dafay am werante. man Aliou ko naroon jox moom ma lànk mu tëdd ci ñu suñu technicien Dóor waar mi may def signe li ñu dem si temps bëriwul mais lii dafay benn point boo xamante ni mu ñu ko ñàkk tuddaat bien vrai que dañ koy wax di ko wax dafa dem ba mel ni un serpent de mer dafay revenir à chaque fois mais mbirum troisième mandat professeur Zouanke dafa génne tey ji di kàngam ci wàllu justice kenn mënu ko wax te tëb ko mu ne Macky Sall niñ bindee niñ tënkee suñu charte nday réew mi bu candidature mën na jàll mën na am troisième mandat donc mu bëri ñàkk ñoo xam ne dafa ëlbati seen xel ñu yaakaar ne kon Macky Sall est-ce que tey ji troisième mandat bi du loo xamante ne daanaka jàll na parce que Mout Ban tamit xam na ne lu yàggul dara ne président Macky Sall dina déposer troisième mandat am kon boo xoolee ba ci biir fan yi développement yi ñu mujjee am mooy troisième mandat moom fi ñu toll nii buux nañ ko ba yegg rek moo ci des. waaw daanaka parce que waxoon nañ ko fii. waxoon naa la en tout cas ci booy def analyse rek ci bu xawul xóot trop. mais ci doxalinam ak ci acte yi nga xamante ni moom moo ngi koy peser da ngay gis que ni nit la bu nga xamante ni positionné wu na pour laajaat troisième mandat mais dama lire benn contribution bu am solo bu benn constitutionnaliste def mu wax que ni si constitution bi ni ñu ko tënkee Abdou Macky Sall amul droit def beneen troisième candidature alors bi ma lire contribution bi demaat liiriwaat comme ñun signification yi en droit parfois daf ñu réer mais ay nit la ñu nga xam ne ay littéraire la ñu mën nañu nangu ne bu dee tubaab la loolu rek lay tudd mandat moom mandat rek la. mandat la. moo xam 7 ans wala. 5 ans wala 5 ans mais mandat la mu toppal ci ne daf ne nul ne peut. faire plus de 2 mandats consécutifs. mandat bu njëkk bi moo xam 7 ans la wala 5 ans mandat la. mandat bi ci topp moo xam 5 ans la wala 9 ans mandat la. te amoo droit def ñaari mandat yu toppalante donc wax ji close na ci foofu. léegi nag bu nekkee dafa am ay interprétation wala ay signification juridique yooyu moom jàpp naa ne waru gar la si ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu woowu yëpp nag fi mu toll ni ñoom seen bopp même bu dee Macky Sall santu leen ko ngir intérêt wu réew mi wala askan wi ñu def ab lël bu yaatu xamal askan wi li nga xamante ni loolu la constitution bi wax ci li bi kenn ku si nekk mën a xam lan moo nekk ci constitution boobu kan moo mën a def lan ndax Macky Sall am na droit def troisième candidature wala amul droit ndax ëllëg ci biir lu ci mënti amit kenn ku si nekk xam fan nga war a mën a taxawee ak yan décision ngay si jël wala yan responsabilité ngay jouer ngir l'avenir de ce pays là mais jàpp naa ne mandat moom. leer na ba pare mandat la am na ko doon expliquer sax mu ne bu Macky Sall demee ba dem tey ji su jàllaatee lu ñuy wax ñaata mandat la def. waaw ñu ne 2 mandats la def su demaatee 2024 dañ naan 3 mandats kenn du 2 mandats la def parce que Mali dañ koy bari. waaw donc Abdoulaye Wade lu ñuy wax 2 mandats la def su amaatoon dañ naan 3e mandat. waaw donc lépp lu ñu mën wax comme li nga expliquer nii léegi rek. mandat moom mandat lañ koy jàppee parce que noonu lañ koy compter. que mi quinquennat que mi septennat mandat la. ma bàyyi la nga tàggatoo ak sunu mbokk yi ñu suivre. di la jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xamante ni également ñoom dañuy topp bu baax ci jotaay bi di wax ne ñun tamit dañu indi suñu xalaat ak ñi nga xamante ni dañu koy gis muy am lépp ci ay information amaana ñoom it am na ñoo xamante ni rëccoon nañ leen ñun ñu ñëwaat ci ba tax ñoom it ñu mën ko di xoolaat. alors di leen jaajëfal ci tàmm gi nga xamante ni ñoom moom la ñu tàmm di suivre seen chaîne bi nga xamante ni mooy la chaîne leader
information au Sénégal di Sunugal 24.net ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre actuellement te peut-être abonné guñu mën nañu activer seen cloche activer seen cloche de notification et également suñu amee lu nga xamante ni xalaat nañu ko wala beneen thème bu nga xamante ni ñoom bëgg nañ ñu waxtaan ci mën nañ ñu ko envoyer naturellement ci numéro WhatsApp bi wala yu mel noonu xam ne dinañu si mën a ñëwaat ñu indi si suñu ponk ndax comme nañ koy faral di waxee Sunugal 24 yéen lañ fi nekkal. mu ngoog noonu lañ koy doxalee àllarba bu jot Actu 24 la émission bi tudd ñu teew fi faram-fàccee leen lépp loo xam ne actualité te ñu njort ne am na loo xamante ne dese naa leer wala am na loo xam ne soxla ngeen ci explication ma ci ànd ak Aliou Top moom taskatu xibaar la waaye tamit di xeltukat di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun Dóor waar moo jàppoon ci caméra yi jaa ngeen jëf.